Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé pour tous. Comme nous koy defee rek chaque jour cette fois-ci ñoo ngi ci dispensaire bu Kandé 1 ngir amal fii suñu beneen numéro émission Santé pour tous tey nag dineen waxtaanee liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci poste de santé bi maanaam personnel bi jumtukaay bi waaye itam jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy jànkonteel ñoo ngi ci plateau bi ak madame Bass Thérèse Da Silva moom nag moo nekk ICP bi ci poste de santé bi madame Bass maa ngi lay nuyu bu baax. waaw madame Bey maa ngi lay fay donc di leen gërëm ci seen seet si bi ngeen ñu seet si tey ci wàllum wérgu yaram parce que bébét bu ñu yàgg jooy la tey ñu ngi koy sant di leen gërëm vraiment di ci kontaan lool. Voilà, merci beaucoup. Ñoo ngi ci plateau bi ak tamit madame Ousseynatou Senghor moom moo nekk sage-femme bi fii ci poste de santé bu Kandé 1 madame Diallo ñu ngi lay nuyu bu baax. ñoo ngi leen di fay Rokhaya ñu leen di jaajëfal di leen ne dal leen ak jàmm ci poste de santé Kandé. Voilà man tamit maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier bu baax a baax kon dañuy door waxtaan bi commencé ko ci ICP bi ñu ñëwaat d'abord nga defal ñu présentation poste de santé bu Kandé 1. waaw kay donc maa ngi lay remercier di ci kontaan poste de santé bi ñu ngi ko créé en 1989 lan moo andi woon création benn tubaab bu ñuy wax Bernadette Lacroix. moo mës a gis benn femme bi daan accoucher ci yoon bi fii am difficulté pour ñu référer ko ba centre de santé ba moo gën a tax sax ba mu créer poste de santé bii nii. donc poste de santé bi nag ñu ngi ko créer ak Bernadette Lacroix mais avec l'association de la population parce que population bi dugal na ci loxoom taxaw na ba li taxaw tey jii ni mel nii. waaw. tey poste de santé bi ñan lay polariser Kandé kese wala tam ci. alentour quartier bi ñoom tam dañuy faral di fi ñëw. ok poste de santé bi Kandé 1 mu ngi polariser Santhiaba Est ak Kandé Sibenk donc mooy ñaari quartier yoo xamante ne mu ngi koy polariser mais teewul nag am na yeneen quartier yeneen secteur yuy ñëw pour consultation fii nii. waaw buñ ko xaymaa seen lim toll na si ñaata wala dafay xaw a jafe. pour population bi suñu population bi 13551 la. population bi 13551. ñoom ngeen polariser. polariser nga xamante ne normalement ñoom ñoo fi war a teew fii ñëw teew tey buñ ne poste de santé ñu bëri wala tam dinañ ñëwaat ci question boobu sax d'abord ñu ñëw ci personnel bi. ndax personnel bi doy na parce que ñu bëri poste de santé yu bëri yenn saa yi dañuy am jafe-jafe boobu yenn saa yi personnel bi du doy ndax fii nii personnel bi baax na. ok donc sant yàlla parce que par rapport aux autres postes tey jii nii ñun personnel bi personnel communautaire 7 personnes la. donc 7 personnes yoo xamante ne ay jàmbaar lañu vraiment ay jàmbaar lañu donc tey jii nii comme am nañu chance. ñu am émission bi dinañu joytu tamit tuuti te c'est vrai que war nga ñëw ci point boobu mais dinaa ci kii tuuti ndax personnel bi aussi dañuy jànkonteel problème bu bari actuellement vraiment joytu nañu pour mairie bi mën leen jël en charge donc poste de santé bi ci lu ñuy jot a am fii moom la ñuy séddoo ak ñoom et c'est un peu difficile ay nit ñoo xamante ne la yàgg nañ fi depuis 1989 boobu ba tey jii nii mais gedduñu defuñu dara malgré maigre kii buñ leen di jox noonu donc dañuy dellu rek di leen gërëm te di ñaan aussi mairie bi jàppale ñu ci côté boobu au moins ci wàllum personnel bi bu mu nee recruter comme contractuel c'est bon comme à contrat indéterminé c'est bon mais ay mag yoo xamante ne vraiment ay jàmbaar lañu dañ leen di gërëm bu baax a baax a baax waaw. certainement waa mairie ñu ngi lay seetaan xam naa dégg nañu cri de cœur bi nga xamante ne yëkkati nga ko sànqani ndax personnel bu fi nekk ñoom mun nañ def liggéey bi yëpp. waaw sant yàlla c'est vrai que mënuñu joytu ne doyul parce que buñ ci gënee yokku tamit ce sera vraiment suñu problème day gën a diis ci ñun parce que 7 personnes yooyu pour jël leen en charge c'est tout un problème dañuy def gymnastique pour au moins kenn ku ci ne ñu mën koo satisfaire le peu donc je pense que bu dee mairie bi jël na ñi fi ne te mun ñoo yokkal ñeneen vraiment dinañu jël. mais bu dee vraiment poste bi moo war a jëlaat CDS bi moo war a gérer ñooñu. day xaw a metti mais ñi fi nekk doyuñu.
doyuñu mais bu dee ci kaw mairie bi balaa mu ñuy yokkal mu jël ñi fi nekk mu am ñu mu tegal ci kaw ñooñu vraiment dinañ ci kontaan dinañ ci kontaan tey bu ñëwee ci service yi nga xamante ne tey moom moo am fii ci poste de santé bu Kandé 1 yan service ñoom ñoo fi am. fii dinaa ne service yi yëpp am na parce que ñu ngi def consultation générale ci mag ci xale. ñu ngi def consultation prénatale mooy ci wàllum jigéen yi di seet jigéen ju wérul li ñu ngi def planification familiale ñu ngi def accouchement ñu ngi def lépp lu topp ci après accouchement mooy seet jigéen ji ba bu muy génn ci ñeent fukki fan ak ñaar donc ñu ngi def vaccination ñu ngi def fi suivi de l'enfant mooy peser ak xool xale bi nutrition am ak lépp lu jëm ci wàllum xale màggaayu xale bi donc ñu ngi koy suivre et puis ñu ngi def promotion de la santé aussi prévention bi mooy génn ci quartier yi waxtaan ak jigéen yi xamal leen nu ñu war a moytoo ci wàllum palu ci wàllum yenn jàngoro yoo xamante ne am na ay moment day fës waaw. voilà ñu ngi lay jaajëfal dañuy ñëw ci madame Diallo moom moo yor maternité bi fii ci poste de santé madame Diallo tey liggéey bi ci maternité bi tey naka lay doxee. liggéey baa ngi dox ñu ngi def li ñu mën ci wàllum consultation prénatale yi te wàllu ëmb ak imbi daal ñu ngi koy def. est-ce que tey liggéey bi yomb na fi. Je dirais que sama côté yombul torop parce que instant bi nii xaw na nit ñi xaw nañu mën a fréquenter poste bi torop xaw na bëri tuuti affaire bi mu ngi xaw a ëpp loxo te benn nit vraiment mënu lool ci biir loolu nag dina am ñeneen ñoo xamante dañ lay jàppale mais mënuñu laa jàppale ci lépp am na loo xamante ne mënuñu laa jàppale ci lépp parce que yow sage-femme xëy na li nga mën a def ak ki la mën a dimbale fu mu mën a yem aussi mais chaque fois day am ay manquement. comme yan genre manquement ci difficulté yi ci poste de santé bi. comme man rek maa fi nekk moom ICP bi logé wul man kese maa fi nekk amaana guddi bu accouchement amee foo mënta jaar il faut nga jóg nga lijjante accouchement ba pare soog a mën a dem def li ngay def waaw su fekkoon amoon na au moins kenn koo xamante ne taf nañ ko tuuti si man dina xaw a jàpp fii jàpp fële di nga def accouchement di nga fanaan ci biir maternité bi nga xëy def ay consultation nga xëyaat defaat leneen loo xamante ne bokk ci yow kenn nit metti na waaw mais sant yàlla ba léegi parce que loolu la ñuy ñaan yàlla poste bi am loo xamante ne tey dañuy toog di ne poste bële poste Kandé kat am na fréquentation waaw mais ba léegi xem naa ko tuuti. dañ doon gis tamit accouchement à domicile ñi nga xamante ne dañuy faral di wasin ci biir kër yi est-ce que cas yooyu noonu yenn saa yi da ngeen ko fiy jànkonteel. mi ngi fi ba léegi jógeegu fi parce que di nga ci am ay benn yooyu waaw di nga ci am ay benn soit ñu jóge feneen foo xamante ne du sa secteur lañ nekk beneen secteur la ñuy jóge ñëw si yow tu es obligé nga jël leen nga defal leen li ñu bëgg mi ngi fi moom waaw. te yooyu tey yan kii risque tey moom moo fa nekk. kii bari na ndax femme bi tey mën na accoucher si biir këram noonu si biir kër gi mu nàcc wala doom ji ñëwee noo xam anam boo xamante ne du anam boo xamante bi ñu ñëpp souhaité amul ku koy dimbali bakkanam sax xëj na tey waaw. voilà tey gannaaw bi nga waxee jafe-jafe yi nga xamante ne yaa koy jànkonteel noonu laay ñëwee itam ci ICP bi moom tamit mu ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ne tey yow sa côté yéen a koy jànkonteel ci poste de santé bi à part personnel bi. ok donc à part personnel bi li ñuy gën a joytu mooy mbirum vaccination. waaw parce que vraiment vaccination bi metti na trop pour léegi nga jot jigéen yi ñu ñëw vaccination on est obligé da ngay jël numéro téléphone di woote pour nit ki ñëw il arrive parfois sax da ngay woote pour mu ñëw problème la donc ba léegi sama taux de couverture vaccination mënu ma atteindre sama kii malgré que def nañu ay jéego yoo xamante ne vraiment pour mën a jot famille yëpp ñuy ñaan ngeen jàppale ñu peut-être que buñ ko déggee ci rajo bi aussi wala ñu seetaan ko fi nga ko war a seetaanee au moins dinañu
dina leen xaw a motiver pour ñu ñëw parce que bu njëkk ba vraiment mercredi da ngay sentir ne tey mercredi pour vaccination la dégg nga mais jigéen yi génnatuñu pour vaccination peut-être que am nañu yeneen préoccupation. lan moo waral loolu est-ce que yéen tam yéen a ciy liggéey tamit bu baax. parce que au juste ñoom seen problème mooy nee nañu seen dépense quotidien bi donc il faut que ñu dem jaay il faut que ñu dem lijjante il faut que ñu dem lii ak lii des fois dañ lay jox ay explications yoo xamante ne dëgg la on comprend parce que vie bi c'est un peu difficile mais dañoo war a bàyyi xel aussi ci seen wér-gu-yaram doon parce que vaccination mooy première prévention ci feebar yu bari tey boo aaree sa doom ci ci yenn feebar yi ci vaccination bi et je pense que rëccale nga ko ci feebar yu bari yoo xamante ne gravité am moom vraiment fu muy toll yàlla rek a xam njëriñ yu bari nga xamante ne am na ko fréquentation bi est-ce que population yaa ngi ñëw parce que ñu bari buñ feebaree dañuy bëgg a dem ci hôpitaux yi que ñëw ci poste de santé yi est-ce que loolu tam du beneen jafe-jafe ci yéen waaw loolu aussi jafe-jafe la jëm nañoo laajte par rapport ak réponse yu ñu jot a am ñoom ñenn yu bëri dañ lay ne fii daanoon nañ ne maternité kese la dégg nga xamuñu woon ne am na poste de santé dégg nga ñeneen yi dañ lay wax ne comme fii amul laboratoire pour ñoom bépp consultation il faut que ñu analyser la dégg nga donc du bépp consultation lañ la war a defaral analyse donc ñu ngi ci kawam mais je pense que aussi ak émission bi buñ ko dégloo dañuy xam ne je pense nit ki normalement sa gox nga war a njëkk consulter au poste de santé parce que balaa ngay jëm hôpital régional da ngay njëkk jaar sa poste de santé ñooñu buñ la mënalul dara c'est sûr et certain que ils vont faire référence ñu référé la yóbbu la fii nga xamante ne dinañ la jël en charge donc di leen ne ku nekk na jóg ñëw gestu poste de santé bi ñëw ci goxam parce que gox boo dem am na poste de santé c'est les mêmes problèmes qui sont là-bas donc ñuy ñaax population bi na ñëw ci postam nañu ñëw consultation parce que li ñuy dem fekki fële moom lañ fi bàyyi waaw voilà léegi bu ñu ñëwee ci consultation yi nga xamante ne wax nga ko sànq mooy pathologie yan jàngoro tey ñoom ñooy gën a feeñ fii ci Kandé 1 poste de santé Kandé 1 waaw actuellement depuis mois de octobre ba novembre décembre fu ñu toll ni IRA yi ñoo gën a bëri infection respiratoire aiguë donc mooy sëxët si ak soj bi donc mooy bronchite bi mooy lépp feebar bu jëm ci wàllum dënn bi donc actuellement moo gën a bëri ndax sedd bi waaw donc di profito à l'occasion di ñaan yaay yi au moins nañu aar seen dënnu doom yi actuellement sedd na nañuy protéger dënnu xale yi di leen solal lu diis ñu xool tamit xale bi buy sëxat xale bi bu yaram tàngee xale bi bu sojee bul xaar ba yaram bi tàng bu baax góorgóorlul nga andi ko hôpital donc li ñuy gën a jànkonteel fii bu xale sojee bu xale di sëxat ñu ne dina jàll ba il faut mu am fièvre mu ñëw gën a waaw il faut mu am fièvre wala nit ki dem bay def pneumonie ñu doog koo andi ñu ne pourtant fan yi yëpp mu ngi daan sëxat donc di ñaan jigéen yi nañu jigéen muy góor muy mag muy ndaw ku nekk ak xale bi ki yor xale bi bu xale bi yaram bi tàngee dawal ñëw hôpital bu xale bi di sëxat nu mu tuuti même bu doon day sëxat mu espacé wu durant 2 jours wala 3 jours normalement waru sëxat kon andi ko hôpital bu xale bi tamit sojee bul xaar ba sëxat si andil ko mu ñëw ci sëxat mais andi ko hôpital donc di leen ñaax daal ñuy teel a andi seen doom yi consultation mu doon message bu am solo bi nga xamante ne jàllale nga ko te tamit personnel yu xarañ tam ñoom ñoo fi nekk xale yi bu ñu feebaree ñi leen di teel a indi ci poste de santé yi madame Diallo tey jigéen bu wone maanaam jigéen bu nekkee en état war na def li nga xamante ne mooy visite prénatale est-ce que tey soxna yi ñu ngi koy respecter. donc waaw am na ñu koy respecter mais ba léegi néew na ndax moment bi ma koy soxla pour ñu ñëw ci poste bi wane ni xëy na xaw naa kii tuuti parce que jigéen boo wanee lor wala boo gisulee mbaax benn weer ci 2e weer bi war nga mën a ñëw jig si ñu xoolal la lan moo waral loolu waaye léeg-léeg dañuy toog ba première visite bi raw leen ñu toog ay 3e visite lañ lay ñëwee wala accouchement la ñuy ñëwee duñu naan fer duñu leen aar ci biiru bi duñu am lenn loo xamante ne tey
dañ ko doon jëfandikoo da ngay xëy rek nga ñëw naan la sama biir mooy métti boo xoolee boromam dépassé na yi mu war a dépassé yëpp wala yeneen jafe-jafe fekk ko si ñoo ngi ñaan population bi daal képp ki nga xamante ne yaa ngi ci sëy nga toog di fóot de benn weer nga toog gisoo sa fóot war ngaa mën a dem seeti sage-femme war ngaa mën a dem seeti infirmière war ngaa mën a dem seeti keneen ak keneen ki nga xamante ne moom la xam-xamam gën a mucc ci loolu mu mun laa orienté mais waroo mun a toog war na lor toog sa kër nga ne xaaral man du ma dem teel a dem visite li ngay teel a dem visite ñàkk teel a dem visite noonu mun na am fi ëmb bi toog waru faa toog mun na am na loo xamante ne tey ñàkk nga deret te xamoo ko te yow da ngaa soxla deret sa biir xol bi ngay doxee deret bi ngay doxee da nga kaa soxla encore ëmb ñëw teguwaat su si teguwaatee doom bi nekk sa biir soxla na deret ci loolu lay nooyee ci loolu lay mën a développer pour mën a def yenn yi mais imagine toi une dame boo xamante ni dafa wan lor toog këram lu yàgg ñëwul naanul fer amul prévention paludisme deful dara xëy rek toog benn jour mu xëy ñëw si sa kanam là tu te décourages parce que vraiment da ngay ne lii warta mën a am si biir réew mi taax même ci àll bi tey jigéen ñi dañoo farlu di dem di seeti sage-femme su ñu gisulee seen baax mais waroo toog ba yenn jafe-jafe fekk la si yaram bu tàng wala nga gis ndox wala nga gis deret bu la jaaxal nga soog a ñëw si hôpital loolu ànduma si. te loolu sax ay jafe-jafe yi am na yeneen problème tamit mun na ko jur ci wér-gu-yaram. waaw vraiment daal loolu daal di lu ñuy ñaawlu la waaw lu ñaawlu la bëgg nañ daal ñuy ñëw di teel ñëw seeti kër docteur. échographie tamit bu ñu nee tamit jigéen bu ëmb tamit échographie bokk na ci est-ce que tey ci poste de santé bi tey da ngeen di def échographie fii ak ba échographie tamit ban njëriñ la am ci grossesse. échographie njëriñ bu mu am bari na comme ne tantôt ni ma ko waxee si wax ji parce que nit am na noo xamante ne si 3 premiers mois yi war nga mën a def échographie pour xool ndax ëmb bi mu ngi ci biir butitu jurukaay bi wala nekku fa ndax ba ëmb bu nekkul si biir butitu jurukaay boobu du ëmb bu baax soit mu fekk la foofu ak ay nàcc wala mu fekk la fa ay biir yu métti yu tar yoo xamante ne yow c'est inexpliqué yow doo mun a expliquer dara même soo doon jënd ay garab di ko naan wala ngay dem seeti kii di ko naan il faut échographie précoce moom jigéen bu nekk war na ko mën a def waaw. te fii ñu ngi ko fiy def. ñu ngi ko fiy def macha allah ñu ngi ko fiy def. man duma ko def mais am na koo xamante ne dañ koy indi fii chaque fois mu koy defal jigéen ñi te kontaan nañ ci lool dafa tax instant bi jigéen di sakkadal seen poche war a mën a dem feneen di def ji échographie ñu ngi fiy ñëw daal di def échographie. maanaam tey ci poste de santé bu Kandé 1 service yëpp ñu ngi fi échographie tamit. am na fi tamit jarul nit ñi ñuy déplacé wu bu fekkee am na comme tey bu fekkee am na cas bi nga xamante ne daf la ëpp tey loxo tey dans ce cas dañ koy rawale wala naka lay demee. ñaanuma ko yàlla. waaw su fekkee ni loolu am na dañ koy rawale wala nga woo sa supérieur bi nga xamante ne xëy na kooku nga doon woo mu lay defal ay échographie nga boole ko ak femme bi mu gën a gaaw tey femme bi fu mu waroon toog ne man kat damaa dem régional pour gis gynécologue wala damaa dem de la paix pour gis gynécologue ñu naan la bàyyi ba jour nangam nga pour nga gis ko te yow métit bi nekk si yow yaa ko xam yow li ngay gis yow yaa ko xam neex na nga jaar si sa sage-femme. moom mu xool koo xamante ne moom mooy supérieur am mu woo ko affaire bi gën a gaaw ci moom nga dem mu defaral lim lay defaral nga ñibbi si toog sa kër moo gën a yomb waaw. visite postnatale tamit am na solo. am na solo torop mais jigéen ñi bëgguñu ko torop. c'est vrai que ñu bëri duñ koy faral di respecté. waaw jigéen ñi bëgguñu ko parce que alors que baax na. parce que jigéen bi nga ëmbee ba keroog boobu nga imbi jour bi nga imbee ba keroog boobu ngay am 42 jours da ngaa war a saytu. da ngaa war a topp say rendez-vous yi ñu lay jox si biir hôpital bi boo wasinee balaa ngaa génn dañ lay defal benn visite ba keroog ngay am 9 jours aussi da ngay ñëw ñu defal la sa visite ba keroog ngay am 42 jours dañ la koy defal mais jigéen ñi farataaluñ ko ku fi wasin tey gis nga ko nii xool nga ko boo ko ne jour boo ngéntee ba pare nga ñëw du ñëw. day na xam ne dañoo am jot. est-ce que tamit boo toogee du ñëw jur beneen jafe-jafe. jafe-jafe yi bari na parce que am na jigéen ñoo xamante ne dañuy ñëw fii wasin ñu am tension xëy na tension bi du graaw noonu tarap ah mais ñu ñibbi seen kër normalement 3 jours la ñu war a toog fii mais koo fi ne toogal 3 jours tey mu neex waaw ku nekk day yàkkamtee dem or que demeewul noonu ku wasin dangaa war a toog 3 jours ñu seeti sa yaram
munoo ko nga teel dem ñibbi mais buñ la joxee rendez-vous dangaa war a ñëw ndax tension doon na loo xamante ne lu doy waar ni mu méttee ci ëmb noonu la méttee ci boo accouché ba pare dafa métti dafa dee léeg-léeg mun na laa yóbbu ba nga am ay crise yoo xamante ne xëy na xamoo ko ñu naan ay rab la ay naan ak reen yeeg naan ak lëleeg diwa ko jàpp. nekk tension bi moo yéeg wala tam mu wàcc. moo yéeg wala mu amee infection wala mu amee fièvre boo xamante ne moom maara day taal. te fii tam da ngay faral tam di traité mbiru infection parce que gis nañu tam ci côté jigéen la est-ce que dañ ko fiy traité tamit. infection dañ koy traité infection bi nga xamante ne tey c'est à mon niveau. mën naa ko traité dama koy traité bu baax. mooy waral nag jigéen ñi nekk ci kër yi ñi nga xamante ne tey ñu ngi gis ay ndox di gis ay perte di ko négliger ñuy toog seen affaire yi di xaw a xeeñ ngeen baal ma ci wax ji muy xeeñ ñu naan déedéet di ko nëppal ne raxasul vinaigre rek raxasul lii ak loolu du ko dindi ndax la koy dindi da ngay dem ñu seet la xool sa butit judukaay nu mu tëddee ndax amul loo xamante ne tey loolu moo indi infection boobu ah boo ñu gënal daal. te am na tam produit yi nga xamante ne tey soxna yi ñu ngi koy faral tam di utiliser ngir ñu neexal seen sëy est-ce que tamit loolu tamit du doon jafe-jafe est-ce que genre cas yooyu tam doo ko fi faral di gis. bari na ndax sax boo ñëwee nga ne yow da nga am ñoom des fois dañuy toog naan la dama am infection damay dem jënd pharmacie benn kii antiseptique ma def ko te or que ni ngay utiliser antiseptique bi baaxul ci yow. dafa am norme yoo xamante ne noonu ngay utiliser antiseptique bi mais loolu yëpp balaa caa di la ci fekk dangaa war a ñëw ñu xool te am na leneen loo xamante ne aussi mu ngi sonal jigéen ñi surtout fii nii mu ngi leen di sonal bu baax a baax lu ñuy woowee tabac man nag duma leen ne lii mooy tabac mais su fekkee ne xool naa jigéen am na loo xamante ne dama ko ciy gis léeg-léeg dama ciy histoire sax dama ciy dem ba histoire si. mooy tabac mooy est-ce que. dafa di benn substance la xaw ma boo xamante ne dañ koy def seen butitu jurukaay yi pour neexal seen sëy bëri na jigéen ji koy jëfandikoo naa la day génnee méthode bii rek day génnee lee tey ñu ngi xool ni ci sud bi fii le cancer du col gën a bëri te yooyu noonu ñuy utiliser da leen di yóbbu ci di indi leen ay jafe-jafe comme ay cancer du col vraiment maa ngi ñaan jigéen ñi. saf-safal du ci ay def li ngay def sa kanam saf-safal du ci leneen saf-safal si sëy la yow noo amee noo war a mën a gérer sa sëy gérer sa jëkkër soxla woo saf-safal. gis nañu mi ngi def ay ravage mi ngi teewul nit yaa ngi ci sensibiliser mais soxna yi ñu ngi koy gën a utiliser ba tey. man je te dis vrai nekkul sax ay jigéen ñoo xamante ne ëmbuñu ñi ëmb sax da ngay gis léeg-léeg ñu jël nga boo génnee doitier bi yow nga dajeg loolu noonu. dafa mel ni ay grains yoo xamante ni sunguf la daal mais c'est inexpliqué kenn mënu laa wax lii la man daal xaw ma loolu lu muy def si ñoom mais vraiment je me dis que loolu waruñu koo def saf-safal si yow la boo bañee si jëkkër di seeti keneen defal li la war ci kër gi boo ko defee soxla woo saf-safal. voilà madame Basse tey maa ngi ko doon wax sànq ni tey boo leen amee. ay cas yi nga xamante ne ëpp na leen loxo ndax da ngeen koy référé ci hôpitaux yu mag yi ndax am ngeen tamit ambulance bi nga xamante ne tey moom mooy évacuer malade yi. waaw boobu yàgg nañ ko joytu ci mbirum ambulance. parce que ñàkk ambulance bi sax ak ñàkk lu ñuy référé jigéen ñi dëkk fii moo andi sax tabaxu maternité bii nii. dégg donc ba tey amuñu benn partenaire wala benn def lu baax ki ñu ne dinañ la mën a may ambulance. il arrive parfois dina am ñoo fi recevoir nga war leen référer tu es obligé taxaw fii taximan yi des fois dañuy bañ. waaw des fois dañuy bañ am na heure yoo xamante ne guddi fii pour nga référer malade. am nga problème bu rëy a rëy. te malade pour nga référer ko dafa laaj ay normes. voilà dafa laaj ay normes. te am na nu malade bi war a tëddoo ci oto bi mënul nekk noonu ci taxi bi. donc loolu aussi lu ñu yàgg a joytu la bu ñu amee tamit ki ñu ci mën a dimbale ci ambulance au moins
bu ñuy référé suñu malade yi ñu am xel mu dal ne malade bi dinañ ko yóbbu ba mu yegg ci jàmm ak salaam ñu mën koo jël en charge. kon mu doon message bi nga xam te ne lancé nga ko ñu ngi ñaan rek bonne volonté yi wala tamit le maire mu dugal loxoom bu baax a baax ci jox leen ambulance ngir ñu mën a évacuer yenn saa ay cas yi nga xamante ne daf leen ëpp loxo tey à part ambulance bi jumtukaay yi est-ce que tamit amoo leen ci ay jafe-jafe pharmacie bi tamit ndax am na tamit médicament yu doy. waaw donc pour jumtukaay bi poste de santé bi déjà ku ko xool xam na ne poste de santé ne répond pas aux normes. parce que bâtiment yoo xamante ne la ku ci nekk dafa ñëw ne la lii laa lay may mu tabax. lële laa lay may mu tabax. donc de telle sorte que dara méngoowul ak structure poste de santé. di nga xamante ne maternité plus dispensaire. waaye teewul nag ñu ngi sant suñu partenaire belge yi de passage parce que vraiment ñooñu tey ñun bu ñu amee sañ-sañu siggi xool ñeneen yi yeneen poste de santé ñoom ñoo tax. parce que vraiment belge yooyu tey sigil nañu lu bari. ndax poste bi maternité bi tuuti woon na tuuti bi nga xamante ne boo amee ñaari accouchement tu es obligé nga def ko suite de couche. ci beneen salle ba. te boo koy tëral tamit ci benn lal bu ndaw nga koy tëral pour mën koo accoucher parce que ñaari nit mënuñoo accoucher ci benn salle boobu. tey ñu ngi def extension wu maternité ba. donc ñu ngi ñuy nee nañu après dinañu réfectionner poste bi. vraiment di ñaaxtu bu amee beneen partenaire wala nit ki ñu mën a defaral logement bu digne bu sage-femme ak logement bu infirmière mu nekk service 24 heures sur 24. parce que boobu vraiment buñ fi nekkee buñ fi nekkul ñeme nañ ko. dinañ ko def 24 heures sur 24. ça c'est sûr. dégg nga donc di ñaax vraiment ñu defaral ñu kii espace am na. logement pour sage-femme. logement pour ICP. donc te aussi tamit di leen demander vraiment. électricité bi sonn nañ ci. courant bi waaw. parce que je sais pas juste mairie bi na ma baal. parce que mairie moo ñu dañoo demoon def demande. mu ne ñu daf ñuy fayal électrique facture bi. c'est vrai que depuis 1989 ñu ngi góorgóorlu ak suñu facture yi. ba il y a 3 ans de cela lañ gis ne personnel bi yokku na. xaw naa métti te am na loo xamante ne da nga koy jox personnel bi yow mii sa wàllu bopp da ngay tëdd sax doo nelaw. dégg nga donc ñu demandé mairie ne dinañu jëlal en charge courant bi. dem nañu ba ci biir compteur bi actuellement dañ koo récupérer. dañu coupé ak logement wu oyofalu logement sage-femme bi moom la ñu nekk di jongler ak moom. c'est un peu difficile. donc carte bi presque chaque une semaine di ngeen jënd carte 15 000 francs. imagine toi loolu 1 mois 2 mois ñaata la lay dikkee. donc dem nañu ba ñu ne il se peut que ñu xool ci yenn sociétés yi di defar panneau solaire. dem def demande au juste ndax dina am ku ñu mën a jàppale. ci panneau solaire soit secteur kii bi poste de santé bi. ak panneau solaire pour maternité bi. mais yeneen ñu ci des moom ñun dinañ ko mën a góorgóorlu. mais quand même au moins poste de santé bi ak dispensaire bi ak maternité bi bu ñu mënee am ki ñuy may panneau solaire. c'est vrai que li ñuy ñaan bëri na mais par rapport ak mais tamit loolu yëpp pour wérgu yaram tamit population bi moo tax population bi la ak difficulté yu ñuy jànkonteel fii surtout personnel bi surtout pour personnel vraiment ay jàmbaar lañu. c'est vrai donc de passage ñuy remercier aussi hébreu yi. parce que ñoom aussi jaar nañ fi am nañu vraiment luñ ñu defaral parce que salle d'hospitalisation bi. ki tëddoon jàkkaarloo ak kii bi ak ciel bi ngay kii. parce que loolu bokk na sax ci lu bëri. nit ñi duñu fréquenter fii. ñu bëri duñu fréquenter fii. parce que anecdote am na benn jigéen ju doomam bu jigéen ñëw. accoucher ñu tëral ko fii ci salle bi. goroom la sax mu ñëw mu ne ko yow fii looy ut fii fi nga xamante ne man gisuma. fi nga xamante ne boo tëddee ngay xool asamaan bi. looy ut fii mais automatiquement bi ma gisee. moom dafa xaw a gené wu mais c'est vrai que j'ai compris parce que wax na dëgg même bu doon ñun ñii sax c'est parce que fii la ñuy liggéey mais bu doon feneen la duñ fi ñëw donc ñi ñaan vraiment ñu mettre ñu dans de très bonnes conditions surtout parce que vraiment mur yi ci biir côté kii bi fissuré na yëpp médecin bi mu fi ñëwee docteur Maloma moom dafa newoon bu
bu doon moom kenn day tëj poste bi. mais bu ko tëjee waa Kandé waa Santhiaba duñ ci xam dara. c'est ça dégg nga day ñëw métti sax su sañoon vraiment daf koy tëj. tellement conditions yi dafa métti fii voilà ci la partenaire belge yi ñëw. ñu proposé ko fii nii waa mairie ba ak yi ñu proposé ko pour mu ñëw jàppale ñu vraiment di ñaan waa Kandé waa Santhiaba ñi am mën-mën boobu vraiment nañ ci bàyyi xel ñu jàppale ñu wàllum médicament on a d'énormes problèmes actuellement dara newul fii ci pharmacie bi tu es obligé ñit ñi da nga leen di bindal officine pour ñu am xaalis boobu pour jënd sax dañuy dellu si rendez-vous du ñu ñëw ak seen garab yi du ñu am garab yi donc générique bi au moins c'est sûr et certain que dinañ ko naan te dinañu wér amuñu ko ñu jàppale ñu au moins ci médicaments yi donateurs yi bu amee ñi nga xamante ne au moins mun nañu mayee garab maye yenn matériels yi pour mettre population bi sax dans de très bonnes conditions mën a am wér bañ fee dugg jëlaat beneen jàngoro. certainement kilifa yi ñu ngi lay déglu wax nga tamit waa maanaam Belge yi nga xamante ne def nañ ko waaye doyul foog yeneen partenaire tamit ñu ñëwaat encore jàppalewaat li nga xamante ne moo di poste de santé bu Kandé 1 ndax gis nañu ay jàmbaar ñoom ñoo fi nekk ay personnel yi nga xamante ne macha allah mun nañu seen liggéey mais teewul si jafe-jafe yooyu rek ñoom ñi ngi continuer di gën a def seen liggéey nu mu waree waaye tamit mairie bi ak tamit bonne volonté yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ci dëkk bi nañu ñëw dugal seen loxo ci poste de santé bi ndax seeni doom seeni jabar ak tamit seeni yaay wala seen pap ñoom ñooy ñëw di faju si fii ci poste de santé bi j'espère que message bi jàll na gis nañu tamit mooy actualité ñoo ngi ci période Covid-19 te gis nañu impact bi nga xamante ne def na ko ci ay secteurs yu bëri est-ce que fii tamit sentir ngeen na impact Covid-19 bi surtout ci patients yi est-ce que wàññeeku woon nañu fréquenter poste de santé bi. waaw boobu je pense que amul kenn kuy ne patient wàññeeku ci structure am parce que vraiment ci la vaccination bi sax gën a souffrir ci la vaccination bi gën a souffrir actuellement ñu ngi war a def kii bi vaccination contre cancer du col de l'utérus mais kenn ñemewul dem école parce que benn parent du nangu pour ñu vacciner doomam alors que gis nañu ne dans le Sénégal fii nii Afrique cancer du col de l'utérus mu ngi rey jigéen yi bari tey jii nii ñu ngi commencé nañu daaw vacciner xale yi ñi waroon a jël seen deuxième dose ñemew ñu faa dem parce que boo yeggee parents yi vont pas comprendre jëm nañoo expliquer mais on les comprend parce que ci anam bu ñu toll la dégg nga donc Covid bi moom vraiment impact bu mu def ci poste yi ci structure yi même dans les familles metti na torop metti na vraiment de passage di remercier docteur Gomis pharmacien bi fi nekk vraiment il nous a beaucoup soutenu sincèrement kooku moom bu ñaar ñett defoon ni moom rek dans Kandé ou Santhiaba vraiment poste bi feneen lañ koy séntu mais du fii mais ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal daal lu bare parce que vraiment nit koo xamante ne mënul toog 1 à 2 semaines day ñëw laajte leen luy seen problème lan ngeen soxla bu njëkk ba dinañ fi toog tensiomètre pour nga am ko c'est tout un problème di ngeen am benn mais day toog mu ñëw boo ko nee ñun suñ tensiomètre bi ñu jox yàqu na automatiquement mu def commande te du la jox ay tensiomètres yu simple mooy yu cher yi donc de passage ñu koy remercier di lancer message aussi ne gars yi c'est vrai que Covid mu ngi fii jeexul na ku nekk moytu bu kenn bàyyi loxoom parce que gis nañ ne ñu bëri bàyyi nañ seen loxo raxas loxo yu ñu daan def ci kër yi bàyyi nañ ko distance bu ñu daan joxee ci poste de santé yi yu bëri bàyyi na actuellement fan yi xaw nañ cee am problème parce que koo wax ne solal sa masque amoo masque demal jënd masque pharmacie gis na ci boppam donc loolu yëpp dañ koy def pour aar leen parce que ñëw ci hôpital bi jël ci feebar dem moo gën a garaaw que des sa kër doo ko am mais di ñaax nit ñi vraiment nañ ci góorgóorlu continuer ci raxas loxo yi muy ci mag muy ci xale muy ci ndaw continuer raxas loxo yi continuer sol seen masque yi au moins surtout kuy ñëw nag hôpital Kandé bañ ñoo mere nañu jàppale sol masque ñëw ak moom waaw vraiment merci lu am solo la madame Diallo yow tam sa service ndax amuleen woon jafe-jafe ci période Covid bi ba tey ñoo ngi ci période Covid bi femmes yi est-ce que ñu ngi doon continuer di ñëw respecter seen rendez-vous c'est vrai que période Covid yi xawoon naa metti tuuti
parce que ñëpp a doon daw poste de santé yi du ma nekkaande kese parce que poste de santé yi rek laa mën a wax parce que kuñ ne feebar bi ngi fi da ngay yaakaar ne xëy na boo demee hôpital fa nga koy jëlee donc da ngay préférer toog sa kër pour bañ a feebar te feebar bi fépp la woon nekk ci kër yi muy fépp la nekk kon nag xaw na métti tuuti waaw parce que xaw na wàccee indicateurs yi tuuti. Madame Diallo sa service tam da ngay faral di def planification familiale ñu bëri dañuy faral di ragal def planning bi parce que ñu bëri am na ay wax yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati di ko ci wax tey lan nga mën a leeral njëriñ bi nga xamante ne tey planning am na ko. planification njëriñ bu mu am njëriñ bu rëy la am ci wàllu jigéen muy góor di jigéen daal laa mën a wax parce que tey. nga am doom nga nekk ndaw nga war a dem def sa liggéey nga war a dem poursuivre xëy na autre chose di nampal defoo planification ba beneen ëmb fekk la ci là non seulement da ngay tardé si sa liggéey tardé si li ngay def sa borom kër feebar di la sonal di femal sa doom bii nga xamante ne moom mooy namp te nga jëlaale si ëmb coono la ordonnance yi bëri nañu. metti na li tax ñu leen di ne nañ def planification familiale c'est pour ñu am wér-gu-yaram surtout ak wér-gu-yaram seen doom mun koo nampal normalement pendant 2 ans ndax bépp sage-femme tey ak bépp koo xamante ne dafay yëngu ci côté jigéen da ngay ne bu jigéen amee doom war na mën a nampal doom bi 2 ans yu mat sëkk mu toog 2 ans sans attraper beneen grossesse planning jarul ñu koy ragal amul lenn loo xamante ne tey dafa ragal ci planning parce que nekkul loo xamante ne tey buñ la ko defalee poison la nekk sa yaram déedéet melul noonu planning da lay dimbale nga mëne sa vie jël ay ëmb yoo xamante ne da nga ko souhaité ci moment boo nga xamante ne moom nga ko bëgg a jël di éduquer say doom normalement di mën a mëne say activité normalement kon gisuma tey lan moo tax jigéen ñi di ragal planification familiale li ñuy wax ci kër yi nag bari na torop mais nag man am naa fulla gu mat goo xamante ne tey su ma soxla woon planning du ma laaj ñi nekk si kër yi damay dem ci hôpital ba laaj ña fa nekk parce que tey tant que ñoom demuñu ci côté hôpital di laajte lan la planification di def si yaram mënuñoo am lu leen leer wala ñu xool koo xamante ne tey xam-xamam màcc na si planification familiale mu mun koo expliquer mu leer. c'est vrai que li ñuy expliquer bari na mais maa ngi ñaan jigéen ñi nañu jege ñoo xamante ni ñu war a jege ñu wax leen planning mën nga def bari na façon mën nga def bii tey yow mu xaw a la déranger tuuti parce que même garab paracétamol bi ngay jënd ci pharmacie bi am na effet secondaire soit yow yaa ko dul xam mais am na effet secondaire garab yëpp am effet secondaire mais nee nañ leen képp koo xamante ne jigéen defal leen la planification familiale nga dem suivre say rendez-vous loo ci am jafe-jafe tey da ngay delluwaat fa nga nekkoon tey ñu gérer la problème boobu xanaa loolu neex na jigéen ñi nga xamante ne dañuy ne du ma toog juróomi at du ma jur doom planning baaxul ci yaram kon loolu du ma ko mën a def amul benn problème saa boo defee planning nampal sa doom 2 ans war nga mën a génnee planning bi heure boo la neex soxlawul nga xaar 5 ans yi soxlawul nga xaal fukki at ak ñaar soxlawul nga xam 3 ans yi mais l'essentiel que yow na nga mën a nampal sa doom 2 ans ñu bëri ñu ngi fii ñoo xamante ne tey dañ lay ne man maa su may nampal dama gis fóot kon mënuma see ëmb loolu dafa am ay conditions yoo xamante ne ci loolu la loolu lalu parce que mën nga toog 6 mois doo gis fóot mu aar la mais nu mu lay aaree non seulement da ngay jox xale bi muy namp bu doy nuit et jour au minimum 4 fois mu koy jox ween bi doo gis mbaax doo boole lekk bi ween kese ngay jox xale bi doo ko jox beneen lekk boo xamante ne tey da nga koy compléter ndax ween bi li ci nekk bari na ndox am na si lépp am na si xale bi soxla na ko moom nga koy jox bu dee bëgg nga vraiment def loo xamante ne ba ñuy ne damay toog 6 mois du ma gis fóot kon mënuma ëmb erreur la man daal su ma sañoon jigéen boo wasinee jàllal ñu defal la planning jafe-jafe boo si am nga ñëw nga expliquer ñu defal la liñ la war defal nga dem sa yoon moom laa gën a gëm. tey bu ñu ñëwee ci grossesse à risque tamit est-ce que da nga koy faral di gis fii ci yow sa place fi ngay liggéey maanaam grossesse à risque yi. waaw grossesse à risque bari na fi surtout damay ne xale yoo xamante ne amaguñu presque 18 ans
ñu nekk en activité sexuelle bon léeg-léeg dañuy ne ñu may nitee leen maye mais léegi presque kenn mayeetul xale yi dañuy toog à 13 ans 14 ans boromam mu ngi ci activité sexuelle kooku ci diggante boobu noonu soo attrapé grossesse dafay sonal boppam sonal ay waajuram wér-gu-yaramam du neex parce que yaram bi bari na ñu fiy ñëw ñi nga xamante ni ci côté âge boobu la ñu am parce que am na lenn loo xamante ne maa ngi koy xaw a dégg ci jeunes yi ñu naan 0 grossesse précoce durant tout le cursus scolaire man damaa gëm xale buy wax loolu damaa ànd ak xale buy wax loolu man damaa bëgg xale buy wax loolu parce que vraiment tey xale yi kenn ku ci ne fu góor war a mën a àgg ba def yenn jéego yi di am yenn faveur yenn kii jigéen war na koo mën a am lan moo tax góor war laa mën a nax nga bàyyee sa jàng yow pour dem di ëmbal kenn doomam pour lan moom muy continuer vie am yow nga toog fii gaare teg sa waajur ay problème ànduma ci loolu mi ngi jërëjëf madame Diallo daanaka ñoo ngi ci càppaandaw émission bi dañuy ñëw ci madame Bass tey gannaaw bi nga ñëwee ci jafe-jafe yi nga xamante ne tey lancé nga ko tey yan pexe ngeen di nas yan stratégie ngeen di nas pour ngeen gën a booster waat li nga xamante ne moo di poste de santé bi. ok loolu moom ñu ngi ci kawam yàgg nañu nekk ci kawam xanaa dañuy yokkaat suñu loxo. dañuy gën a yokkaat suñu loxo parce que actuellement stratégie bu ñu opté pour vaccination dañoo mujjee ne sax dañuy def ay stratégie déplacée dem fekk jigéen yi seen quartier. xanaa même booy fóot même boo demee marché. di nga bàyyi xale bi ci kër gi. noonu au juste chaque quartier dinañ leen jox seen calendrier buñ leen di fekk ci biir quartier bi ñu ñëw di ñaan tamit jigéen yi buñ leen fekkee ci quartier bi nañ ñu jàppale ñu génn andi seen doom yi ñu vacciner leen ñu peser leen ñi nga xamante ne au juste seen poids yi baaxuñu ñu ngi ci malnutrition ñu mën leen teel a jël en charge balaa ñuy dem ci malnutrition aiguë sévère avec complication di dem ba ci pédiatre ba nar a nekk ci ay dépenses yu dul jeex donc li nga dawantu yëpp ci xaalis boobu nga koy xaalis boobu ci loolu nga koy dugal donc stratégie boobu la ñu bëgg a mener pour booster au moins suñu indicateurs yi en même temps def ay plaidoyer ci leaders yi donc de passage di remercier suñu ñaari chef de quartier yi chef de quartier bu Santhiaba chef de quartier bu Kandé donc di leen remercier parce que ay nit ñoo xamante ne saa yu ñu leen wooyee ñu taxaw ñu ci lu ñuy def donc di leen ñaan au juste ñoom aussi nañu wax seen sous-délégué yi ñu jàppale ñu ci stratégie bu ñu bëgg a mëne ni parce que ci stratégie déplacée bi dinañu organiser ay causeries waxtaan ak jigéen ñi xam seen bébét xam luy seen problème ñu mën a xool au moins yan solution la ñu mën a jël population bi mën a fréquenter poste de santé bi population bi indicateurs yi mën a yëg tey ban daanaka jeex na ba noppi tey ban message ngay lancé wala tam ban appel ngay lancé kilifa yi bonne volonté yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. waaw donc appel bu may lancé mooy kilifa yi fi nekk que ce soit délégué de quartier ñaari délégué de quartier yi que ce soit les leaders d'opinion leaders religieux yeneen ASC yi di leen demander vraiment ñu jege poste bi ñu jàppale poste bi au moins ci yenn activités yu ñuy mëne ci yenn yu ñu soxla fii il arrive parfois fii ñax day bëri sax pour nga am ku la koy génneel da ngay fay dañuy soxla ay banc sax am na ay menuisiers yi nekk biir quartier bi fii ñoom sax ngay fayaat lu gën a cher que ñu nekk ci biti donc nañu jàppale poste de santé bi bu kenn xool ne poste de santé bi xaalis moo fiy dugg xaalis communauté bi moo fiy dugg mooy ticket yu nit ñi di fay moom la ñuy jël fay personnel bi moom la ñuy jël fay courant bi moom la ñuy jël jënd garab moom la ñuy jël jënd yenn matériel yu ñu manqué donc ñoom suñu ñëwul rek yooyu mënuñu koo am poste bi mënul avancer mënul jëm kanam sans la population donc di leen ñaan nañu ñëw jege poste de santé bi xam lu poste de santé bi soxla ñun aussi tamit ñu leen di ñaan aussi nit matul lu ñu gis ne mun nañ koo changer ci ñun wala bëgg nañ ko ci ñun te amuñu ko vraiment di leen ñaan ku mënul ñëw sax na bind benn enveloppe lettre mu sàndil ñu ko fii ci biir kii bi on va essayer de faire de notre mieux di leen gërëm na gërëm population bi bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm bu baax parce que vraiment sans ñoom duñu dem waaw vraiment merci
madame Diallo tey lan ngay lancé ñu bay la tamit nga tàggatoo. waaw li may lancé mooy comme li madame Bass wax rek ñuy jaajëfal population bi yëpp et puis nañu fexe di jege poste de santé bi bu xam problème bi fi am nuñ koy lijjantee du xaalis rek moo lijjante lépp xel sax boo ko indee lijjante na benn problème waaw nañu boole suñu loxo yi boole lépp dajale ko ñëw fekk ñi nekk fii nga xam ne ñii nekk si poste de santé bi fay dëkkuñu Kandé man mii maa ngi jóge fu sore soog a mën a ñëw fii kon nag bu fekkee ñun ñu ngi def loo xamante ne de notre mieux ñoom nañuy essayer ñoom tamit ñu jàpp si nga xam ne seen jabar yi seen doom yi seen papi yi ak yaay yi ñoom ñoo fi fréquenté waaw maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp di sant matrone yi ak relais yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem waxtaan si biir koñ yi ak yooyu waaw. voilà ñu nit tamit ñu ngi lay jaajëfal wala dafa am leneen li nga bëgg a yokk. waaw donc ndax jeex na ba pare. di remercier sama saas bi. du ma ne sage. donc c'est une équipe de choc. donc di ko remercier bu baax a baax a baax. parce que vraiment boo leen di liggéey ba collaboration am. ñaar ñi kenn gënul moromam. dégg nga di ko remercier di remercier aussi vraiment suñu personnel bi. ay jàmbaar lañu mënuñu leen fay. di leen gërëm bu baax a baax di gërëm CDS bi aussi parce que CDS bi moom 24 heures sur 24 ñu ngi fii ci poste bi ñu ngi ñuy nemmeeku ñu ngi xam ñu ngi xool ci lu ñu ne tey bu ñu leen soxla woon léegi ne woon leen rek Rokhaya mu ngi fi rek 5 minutes laa la may dañ fiy yegg si. donc di leen remercier bu baax a baax remercier personnel bi nag di leen ne vraiment bu ñu bàyyi seen loxo nañu gën a continuer relais yi bàjjenu gox. yeneen relais yi nga xamante ne ils sont hors du poste di leen remercier ñoom ñëpp mënuñu fay kenn. voilà man tamit maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen gën a encourager ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne yéen a koy def ci poste de santé bi ndax man dama koy fréquenter. gis naa ni kii benn personnel bu dynamique personnel bu taxaw bu engagé moom moo nekk fii ni ci poste de santé bi ndax ay jàmbaar ngeen malgré difficulté yëpp yi nga xamante ne évoqué nga ko léegi nii mais teewul yéen a ngi gën a jàppali population bi di gën a liggéey te à n'importe quelle heure laay faral di woo madame Diallo am naa problème nii am naa nii mu guidé ma xam nga loolu tamit dafa baax tamit te loolu noonu yëpp ñu ngi koy gis tey ci poste de santé bi di gën a wax tamit population bi ñu gën a ñëw dugal seen loxo ci poste de santé bi ñu ñëw di consulter wu fii waaye tamit le maire ak tamit député yi ak tamit bonne volonté yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee tey ci région bi partenaires yi ñu dugal seen loxo jàppalewaat poste de santé bu Kandé 1 ndax soxla na ko moo xam ci jumtukaay moo xam tamit ci xalaat comme ni ngeen ko waxee tamit waaye itam ci médicament ngir ñu gën a dooleel lii di pharmacie bi en tout cas amuñu seen fay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal tamit équipe technique bi nga xamante ne tey ñoom laa àndaloon Famara Goudiaby si caméraman bi Simon Lamine Cissé tamit moo ngi woon fii Ansoumana Da Silva ci coordination bi waaye itam di jaajëfal tam Issa Sadio ci logistique bi ak tamit monteur bi ki nga xamante ne tey moom mooy monter émission santé pour tous di jaajëfal tamit en tout cas équipe bu ma àndaloon yëpp képp ki nga xamante ne dugaloon nga sa loxo ci coordination bi moo xam Diédhiou wala tam Jonas ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci seen beneen numéro santé pour tous ci beneen bërëb bi nga xamante ne fa la ñu war a demaan laata loolu maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam jërë ngeen jëf.